des arènes nga war a bëre combat boo xamante ni roi des arènes nga ci war a dajeel wàccaay bi ak foo ci toll. waaw champion moom dama koy sant bu baax a baax di ko ñaanal jàmm xam na xëy na nii rek la mënoon demee ni boo ko yàggee topp yàggaa bëgg nii rek la mën a demee waaye nekku man noonam nekkul sama noon di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm di ko ñaanal lépp lu mu bëgg si làmb bi yàlla na ko suñu borom kàttanal dooleel ko ba bis ba maa ngi koy ñaanal jàmm xam nga di sant bu baax a baax di sant nag waa Pikine bu baax a baax di sant li Nicolas bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ni ko ñun ñii yëpp lii lañ si bëggoon tey muy sama supporter yi ñu doon wax yow xëy na xër rek waaye lii ñun ñëpp lii lañ bëggoon di ñaan yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal Lions yi yàlla na leen suñu borom may ndam suba bu neexee yàlla ñooñu ñaan yàlla na leen suñu borom may ndam jërëjëf. amaa nit boo ko yàggee topp yàgg koo bëgg ba war a dajeeg moom lu la ciy xaar ak loo ci war a jëf. waaw lu ma siy xaar xam naa ko lu ma siy xaar xam naa ne champion la waaye man doomu champion la xam nga di ñaan yàlla nañu si borom defal jàmm. le 13 doomu champion war a bëreeg champion. waaw champion la xarañ la champion la loolu biti la fanaan maa ngi koy ñaanal jàmm di ñaanal sama mbokk yi di ñaanal waa Guinée bu baax a baax di leen woo si combat waa Guinée waa Sinthia Ousmane waa Sédhiou Sebe Ponka Yoroba Kounda xam na maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Kolda bu baax a baax a baax di gërëm nag waa Wal Jaxar sama dëkk turandoo Kaolack maa leen di gërëm bu baax a baax di gërëm waa Jolof maa ngi woo waa Jolof bu baax a baax a baax fépp pulaar nekk rek xaal pulaar nekk maa leen di woo sama combat ñu gis ne Modou Lo bi combat bi terew ba léegi génnul benn yoon Sénégal mi ngi woon Sénégal di préparer combat bi ñu jékki-jékki am fi combat bi toll Modou sàq dugg France tey lay dugg ñëw Modou Lo yëg ba tax nga daw wuti doole dikkat. waaw salaamaaleykum Cheikh Sarr maa ngi lay nuyu d'abord di wax fi ñu waroon jiitu muy Lions yi war a football suba di leen ñaanal yàlla defal leen ndam parce que mérité nañ ko te Sénégal yi soxla na ko bu baax a baax di leen ñaanal ndam bu rëy rëy Sénégal yëpp tàllal seen loxo ñaan gaynde yi indi fii coupe bi incha allah waaw ñun moom comme li ñuy wax rek làmb moom duñ ci gan xam nga amaana préo ñu zone sax pour génn parce que combat bi xam nga ñu fi jaar feebar beeg yooyu noonu fii lañ nekkoon de liggéey di contact di def lépp lu ñu war a def quoi mais comme toog nañ benn temps bu gàtt ñu am lu ñu war a dem motali ñëwaat rek loolu moo waraloon dem bi parce que làmb ju nekk rek ak lu mu laaj quoi waaw dafa laajoon nag incha allah dem tuuti ñëwaat moo waraloon dem bi. Ama nekk mbër moo xam ni dalaa ñeme trop ñaari baat ñett ba sax keroog bi ñu waree daje ci arène nationale dafa ni Modou Lo su mënee na indi ngembam face to face bi ñu njëkk fi bëre bu ñu paree doog a bëre le 13 ñeme googu Ama ñeme la jaaxaloo la tuuti. ah xanaa de kenn warul jël adversaire di ko ragal li mu def loolu la war a def rek xam nga waaye wax ju bari jaru ko li ma ko tontu ci li mu waxoon dégg na ko man nee naa ko sama oto fu ma toog ngémbu mu ngi sama oto moom laay doxantoo moom laay def. mais na ñëw ñu laal ko nii. ñu laal ko nii. Ama neen nañ ko maye léegi nii. waaw parewul day soob rek. ana waa CNG pare ngeen. non moom parewul day soob rek day wax ni rek. maam Serapha gis nga xoolal wax dafa yomb. wallahi wax dafa yomb. waaye la tërël. yow doo dara xoolal wax jéem a dugal yow. di ngay toojante sama ñaari gaañ. déedéet sama ñaari gaañ. déedéet lambu bekki na mani sax ay ca Modou waaw Modou waaw day wax rek dama la sama gaañ yi may leen ko mu ñëw. lu bëy lekk di cib bi moom la xar lekk na miit man munu ma am bis bu ma dépassé ci làmb bis bu nekk am naa ko isam la du moom moo may def loolu ma warul def wala mu wax loolu lu ma warul wax mais wax ji muy wax rek la am ci làmb ji wax ji muy wax la am ci làmb ji te yàlla nañ yàlla may talak fekk ba le 13 mars incha allah. Ama Baldé keroog bi ngay mbapat ak Modou Lo doon ndaw nga bërek Modou Lo daan la nga dellu sa kër janoog sa bàyyi faalaay di jooy mu ne da nga di xale boo màggee dana demee neneen tey jii ñu fas yéene daje ca arène nationale mu doonoon sa toolu pap gan jàngat nga am ci combat bi ak fañ koy bëree. waaw dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu si ndam dañuy ñaan yàlla may ñu si ndam. le 13 mars boobu muy wax yàggatul te 1 mois moo si des
dañ ko xaar ba le 13 mars jàmm ak salaam kii damay war si kaw barki sëñ Fall laay day wax lu ko neex rek day wax lu ko neex rek daa kontaan rek fii féex ngelaw gi ëf ko muy waaw mais damay kontaan doon roi des arènes damay xam damay doon roi des arènes pourquoi duma kontaan damay kontaan waaw yow duma kontaan waxu ñemere yàlla damay kontaan damay doon roi des arènes moo tax ma kontaan fu jëf war a wax amu fa yoon la tëre dafa soreetu dañ yàlla may talak fekk ba ñu tëj barrière yi nga xam ni wax ju bari yëngalu ma Ama looy tontu foofu. amul lu may tontu si moom le 13 mars lay tontu barki Sëriñ Tuubaa amul lu may tontu borode bi yàlla baax na. Ama Modou Lo ni mu nekkee roi des arènes ñëpp gis nañ tàkkusaan boobu Pikine la dugg jël Eumeu Sène daan ba yàlla buñ ko dundati ci àdduna mu métti lool mu jël roi des arènes bi yóbbu ko Parcelles waa Pikine ngembal mbaa xam nga li nga fay fekk. am na héritage Pikine maa ngi nono Pikine man maay dondu Pikine man maa téye drapeau Pikine sajuma sax way diloo waa Pikine dofuma sax bay way diloo waa Pikine maa ngi lan mooy waaye diloo waa Pikine Ama. dégg nga lan mooy waaye diloo waa Pikine. mooy Modou Lo mu am si man carte appui way diloo waa Pikine xam nga carte appui. Modou Lo bu mu am ci yow. carte appui laa la wax xam nga carte appui. waaw loolu laa la wax bu ma si amee sax. Modou looy tontu foofu. kii soxla ma ko daanee carte appui non tur mu këpp la ko soxla daane ci suuf rek man soxla ma ko daanee carte appui non waxuma carte appui de dama ne su amee carte appui sax defet la su ma amee carte appui bu amee si man carte appui defet la wala waa may Pikine. la soxla wu ma la daanee carte appui noo ko soxla daanee Modou. dóor mu këpp wala waaw yow may ma nuyoog Babacar Diom Babacar loo bëgg a laaj. waaw Boubacar dañuy sant yàlla bu baax julli ci yonent bi rek nuyu assistance bi fi teew yëpp di rafetlu li di wax ne lii macha allah rafet na trop parce que Sénégal lii la soxla daal lii lañ doon xaar ci ñaari mbër yi di nuyu le promoteur Luc Nicolaï sama xarit Luc maa ngi lay bëggee di nuyu sa doom Willy mais di nuyu ñi fi teew ñëpp mbër yi ak ku mu mën a doon mais tamit buub su balaa may sori xam nga damaa kontaan tey te kontaan bi damay ñaan yàlla mu continuer ba suba maanaam sama xarit waaw Lamine Seck Lutte TV ñëpp a ko xam muy xale bu set loxo di liggéey lu rafet yàlla dogal tey ñu may ko soxna fii ci Thiès mu foofu laa jóge nii may ñaan nag continuité boobu affaire boobu continuer ba suba ki nga xam ne moom moo di Kalidou Koulibaly jël coupe bi jox ko Matar Ba mu jox ko président Macky Sall Sénégal jëm kanam continuer boobu loolu laay ñaan mu continuer quoi waaw question bi may posé waaw lenn la rek ñaari mbëri dama leen di nuyu Modou le roi des arènes maa ngi lay nuyu Ama sël bu ndaw maa ngi lay nuyu man dafa am laaj bu ma laajoon Ama te itam defe naa laajoon naa ko Modou par téléphone dama ciy wax chaque jour rek que jëfee maa ngi ciy incité parce que arène nationale bi ñu ko defaree ba tey. yëpp di féliciter Cheikh Fallou Luc Nicolaï ñun nag ci avantage u làmb la ñuy wax avantage u làmb moo ñu fi bàyyi diggante Modou Lo Ama Baldé boo leen tegoon ci balance instant yi nii ñoom ñaar kuy ëpp sa morom du ko ëppee 2 kilos ndax gis ñoom ñaar gis nañ ci ñoom miskil bu serein boo xam ne mu ngi ñoom ñaar ci seen yaram boo xam ne liggéey nañ ko normal mais combat bi combat avantage la boo xam ne nii Modou Lo daa am lu mu ci am Ama Baldé daa am lu mu ci am bu ci Ama Baldé bàyyee li mu am mën nañ koo lëng mu ñibbi bu Modou Lo bàyyee li mu am mën nañ koo lëng mu ñibbi léegi lenn la ñuy wax Ama Baldé diggante mag Modou Lo gis nañ mu nekk combat bu ko jaral combat bu mu liggéey muscle boobu koŋŋ mais Ama li ma lay wax boo bëggee daan Modou Lo combat boo war a agressé nga war a bëri combat boo war a ñeme combat boo warta arrière combat boo xam ne waroo koo bëri ci lu romb 5 minutes combat boo xam ne da ngaa war a xeex normal am maîtrise ci coup bi nga xam ne ni tey jii moom warulaa mën a tee songu muy combat bu gaaw bu rapidité Modou Lo li ma koy wax pour mu mën koo dégg diggante ak Ama Baldé bëri na fi combat bu nekk Modou Lo sa combat ak Ama Baldé il faut nga nekk ci à l'aise seetlu nañu sa début de carrière ba sa carrière fi mu yem combat yi gën a difficile ci say combat da nga koo bëri te nekkoo à l'aise combat yi nga nekk à l'aise yëpp da nga ko gagné te Ama Baldé gis nañ ko mu nekk benn athlète boo xam ne nii ku mu agressé nga dëggal sa bopp am na 1000 chance pour àgg ci yow fu sori kon Modou Lo tey ji combat bi tey ji lu loo mës a bëri ci làmb loo mës a bëri ci làmb tey jot na nga bëri noonu mooy tey ji nga arrière ci combat ndax nga mën a bëre combat à légère
ndax tey jii lamb ñun suñ ciy waxee waxuñ lu neex nit waxuñ léegi dañuy analyser il faut nit ñi xam loolu muy combat boo xam ne nii ñaari athlètes la yoo xam ne nii bu combat bi diiree Ama Baldé arrangé na ko 100%. bu combat bi diiree bu combat bi lu mu gën a gaaw arrangé na Ama Baldé ndax day bëri mbër moo xam ne nii loo ko wax ci biir géew doo ko fay fekk muy ñoom doon indi ci lamb moom la Ama Baldé indi ci lamb bu tey ji Modou Lo jot na mu bëri lecture ci combat asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw di wax rek moom mbër la woon xam nga day nekk di jàngat lamb xalaatam la ci wax nag waaye comme ku nekk moom arme booy yóbbu guerre defe naa yow lay consommé doo ko wax quoi mais incha allah xam nañ lu ñu war a yóbbu ci bis ba incha allah te ñoo ngi ci liggéey bi bu soobee yàlla. Ama. waaw dañuy sant Fadam rek moom champion la xam nga waxu champion moom doo ko xeeb dégg nañ lu mu wax bu baax a baax kon yaakaar naa sama grand si lañu fi ñu ngi si liggéey bu baax a baax di ko sant di ko gërëm bu baax a baax Fadam jërëjëf. ah Alaaji Khadim Samb monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la siyaare tàccu leen monsieur le maire ndaxte nag ak lu làmb dafa am monsieur le maire loolu yombul. mbooloo mi ginnaaw bu nu ubbi ko auzu billaahi mina seytaani rajiim noo ngi sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant sunuy waajur di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaan yàlla sunu borom mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla na def ci réewum Sénégal jàmm te defal ko ñu ko dëkkee di ñaan bëgg-bëgg bi nga xam ne tey moom la sénégalais yépp bëgg mooy li nga xam ni 86 ba léegi noo ngi koy wut di ko ñaan sunu borom yàlla na ko yàlla may suba muy Sénégal dóor Égypte 2-0 comme ni ko suma doom bi fi jógee léegi wax ñu indi coupe bi teg ko ci loxol père de la nation gardien de la constitution. di nuyu nag sénégalais bu mag muy Alaaji Demba Ka xam nga Pape Alioune juddoo Sénégal yor carte d'identité Sénégal taxut nga doon sénégalais contexte la ak environnement ak ay fait waaw di fi fanaan yeewoo fi am fi étage taxut nga doon jëf Sénégal jëf la ak melokaan la ngay jënd soo bëggee jàppale sa bopp ndax jënd ci EDK essence mooy jàppale sa bopp dikk ci EDK ci KP bi di fi def transfert de l'argent mooy jàppale sa bopp kon Demba ñu ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér te wax naa ni EDK Demba doon ko ci maam doon ko ci bàyyi dafa juddu takk dem Allemagne tekki Allemagne dem Amérique tekki ba mu tekkee tekki ku bëgg a tekki boo takkee da ngay tekki ci Demba Ka loo tax Demba dikki tekkiwaat Sénégal def EDK wàññi ko waat def tey transfert de l'argent ma ñëw nag ci Modou Lo ak Ama Baldé lii combat bu fi mësate nit ñi bëgg ko mënuñu ko am yaa fexe ba ñu jot ci bi nga xamante ni taxaw nga ne damay indi abikun jamakun Senghor stade Demba Diop dañ ñëmantaan nga ne dana am ànd ak sëñ Fallou su turandoo indi abe mu toog 5 heures ba 7 heures lamb ci tas ci jàmm nga seet ci les communicateurs traditionnels ba jëwel Ndakaaru Alaaji Weseng Fay nga defal ko drapeau Alaaji Sidi Lamine Niass kere ba nga ko tuddee drapeau billet Makka la ma jox ba bët setee moom Alaaji Sidi Lamine yàlla na yàlla yokk leeram waaye Modou Lo yaag Ama lig sas na leen waaye KP sas na leen lamb jar na billet 200 000 jar na billet 150 000 jar na billet 75 000 ndax ñaar ñii seen lamb du niil mooy lamb ju ñëpp dem xam ni jël dana am bàndeek dogal yàlla incha allah da nga gis caxabal da nga gis sukkar bi da nga gis wéele di nga gis kolma da nga gis lalli waaye bub su Falaye Baldé bëri naag caw baaw amutoon lii Falaye bëri naag booy ñàgg amutoon lii Falaye bëri naag duut ba kasaar amutoon lii Modou Lo damaa wax ni lamb bi xeex jeexee diggante Lat Joor ak Alboury Seynabou ak Biram Penda Njee ma ci borom nga dimi ci ngër géen lamb ko remplacé lamb ba dollo daawu ko seetaan buur a daa bëre amateur buur la daa doon géwél bii tëgg buur la daa doon géwél bii war buur la daa doon bi xeex jeexee fetal jeex Ama
lamb dellu ci waat loolu nga xam ni moom la Lat Joor bëgg nag Alboury Seynabou kon lii ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla di ñaanal suma ñaari doom yàlla guddal seen fan may leen wér fii ngeen yëg si Fall daf ma waxoon ni ma lamb do ak maas dabante la te bu ñu demee tey ba yàlla suñu borom dogal Ama Baldé dab si Modou Lo ci lamb ji mu doon roi des arènes mais boo doonul boo dëkkul champion doo doon champion kon combat bi li ma leen di ñaanal ngeen wér indi état amateurs yi sañse ñi mën a dikk ñi mënta dikk toog seen kër añ ba suur toog naan attaaya seetaan ko ndax KP moo ni yéen Sénégal yi ak sénégalais yi maa leen di may lamb ji kenn du jënd loom nu mu tudd loolu ñuy def mënuma ko wax parce que damay bañ xale yi enregistré ma di ma yóbbu kii pay-per-view amul pay-per-view amul jënd benn fil amul branché dara Alaaji Ngagne Diagne da ngay añ ba suur naan ataaya taal sa téléphone nekk ci biir àddina bi toog seetaan lamb ji rawatina diaspora bi kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ancien gloire yi. suñu Lions yi yal na leen yàlla may ndam. amiin. ñu leen di wax ni le peuple est derrière vous. Faites balbutier l'histoire parce que Sénégalais et Égyptiens s'étaient rencontrés en 1986 au Caire devant 100 000 spectateurs et le président Hosni Moubarak. L'Égypte, alors champion d'Afrique, avait choisi de rencontrer le Sénégal qui était novice parce que de Asmara 68 à Caire 86, il y a eu une longue traversée du désert. Tous les photographes étaient massés derrière les buts de Cheikh Seck, espérant immortaliser les buts égyptiens. Dans les buts du Sénégal, il y avait Cheikh Seck, à gauche Pape Fall, à droite Omar Touré. Dans l'axe central, il y avait Roger Mendy et Mamadou Thiaw. Au milieu et Racine Kane. Au milieu du terrain, il y avait Amadou Diop Boy Bandi, capitaine d'équipe. Omar Gueye, numéro 12. Et Boubacar Sarr Lecotte. En attaque, Joseph Koto, Thierno Youm, Jules François Bocandé. 21e minute, coup de tonnerre. Un centre venu de la gauche vers la droite et Thierno Youm s'éleva au-dessus des pyramides pour catapulter le ballon au fond des filets. Et le Sénégal remporta la victoire devant l'Égypte et son peuple. Alors, jeunes lions, marchez sur les traces de vos devanciers. Le peuple vous écoute. Le peuple croit en vous. Un peuple, un but, une foi. On nous tue, on ne nous déshonore pas. waaye jaajëf waay tàccu leen El Hadj Malick Thiandoum mënoo foo ñàkk. waaye nag Malick. combat bi c'est dicté par la marche de l'arène. Ce combat également est dicté par la trajectoire de ces deux grands champions. wax naa ne ñoom ñaar Modou fi nga laal foofu la da nga bëreeg say mag. Il était temps nga dajeeg ñi nga xam ne yaa leen bokk génération ñuy say morom daje ngeen ci mbapat bëre ngeen ba naaw nga daan Ama Baldé waaye boobaak léegi da ngay romb sa trajectoire di dem tudd Modou ba tudd xarañ ba jël li nga tudd li ñu wax roi des arènes jële ko ci kan Eumeu Sène dëkk fan ñu ne Pikine waaye Ama Baldé doomi Falaye Baldé l'enfant de Pikine di raam di la wër di la rëbb ni ay la ma naqari woon ba may tuut tànk bu ma màggee dinaa ko fay ñu ni ko Ama sëll bi mu ne non sëll bi màgg na sëll bi léegi il est devenu couille te léegi sëll bi nga xam ne moom nga daanoon màgg na te bëgg na dajeek yow la nga def magam loolu la bëgg a fay ndax moom mooy porte étendard wala porte drapeau wala l'espoir de Pikine combat bi mënul yomb dëgg la Malick mënul yomb dëgg la. ku xam Ama xam tempérament xam ne lu taxaw ci kanamam dina dox ci sa kaw ak noo mënti toll ak koo mënti doon ba muy dajeeg ki nga xam ne moom moo di Malick Niang ñëpp dañuy woon way kurpañu Malick Niang ba ay waay bu ko dóoree waaye keroog yuuxu jib na fuñ ko foogul
ku dal na fu ñu foogul woon mu dal kon yaakaar naa ni xale bi ku ko woo ci xeex woo nga naar ci guuxum soow waaye Modou Lo dafa wóolu dooleem wóolu kurpañam Modou buy song day dóor Modou bu jàppee day dóor Modou boo leen jàppantee day kor du dóor te ku mu dóor nga xam ni jàmbaar dóor na la moo tax bu nee Ama boo ma songee dama lay dóor ma wadd nga wadd mais Ama am nga problème Modou bu nee da lay dóor nga wadd nga ni tekk tekkaaral yéen askan bi yëpp di leen xaar réew mi yëpp di leen xaar fu ñu da ngeen di daje ngeen mu avorté ñaari yoon ñu jàpp ko seen face à face mu avorté réew mépp toog caméra yëpp tiim leen ngeen sedd guy seddal ko guy non c'est pas ça on n'attend pas vous de ça affaire bi dafa war a tàng Ama yee solo muso mu balde bal na waaye dama ne kii mooy Modou Xarañ Lo kii mooy l'enfant des Parcelles Assainies kii mooy l'enfant de Taïba Ndiaye Modou Lo Xarañ Lo nga ni jërëjëf Modou waaw léegi nag sécurité bi dañoo war a dem Ama Modou nee na dalaa bëgg a dóor nga wadd léegi nag loolu yaa ci war a tontu nga toog ni nemm ne maral waaye Ama Modou da lay dóor nga daanu la wax de ndax ñi ma nga ko fekk ci xeex bi loolu Thérèse yàggatul moom loolu muy bamp jarul mu koy bamp xam naa ne lu mu yàgg-yàgg dañuy xeex ma ak moom jarul mu ma koy bamp sax jarul mu koy def sax sama xel xeex bi mënul ñàkk moo loolu lekk na ay millions musul dem ardo te lekk na ay millions tabax na si kër yaa ko bëgg a yóbbu ardo day dem Modou nee nañ di nga dem ardo waxu mbër lay wax rek Malick. waxu mbër lay wax wala li mu gëm lay wax. mais mbër la waaw kay merci. waaw man des fois micro yi tiim la nga kontaan di wax rek mais lu muy wax moom sax gëmu ko li muy wax gëmu ko da ngay wax ni rek mais gubbi xol bi loolu gëmu ko kii sañul xeex ak man. sañul xeex ak yow. non 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 Ama nee na sañoo xeex ak moom. vraiment kii comédien la waaye bu taxee naan bëgg naa xeex lu ma ñeme naa xeex moom du wax kii comédien la léegi quoi barke Sëñ Fall comédien la bu war ndaree xëy naan ama ndax kii na barke kii Sëriñ Fall mosul dem ardo kii maa ko yóbbu ardo day dem siyaare ardo par force ma dookaat jàpp ba si kaw daan ko Modou. ay bu bàyyi koo wax jërëjëf. kon nag ñu gis le dernier geste de ce face à face muy photo de famille bi nga xam ne nii ñoom ñaar ñu ngi koy def ñaari mbëri nag li taxaw ci digg bi Modou Lo nekk ci ndeyjooram Ama Baldé nekk ci càmmoñam vraiment tey ñu sol tenue traditionnelle lii nag defe naa ne bariwul luñ koy gis vraiment dañuy gis mbër en général blouson lañ daan sol ah alors tey nag ñu def vraiment tenue traditionnelle ah tout blanc mu rafet ba bugg a dee alors donc mu ngi noonu voilà. Voilà mu ngoog tout est bien qui finit bien alors donc. day laaj aussi ma def leen benn conseil yu éviter li ñaan blessure parce que un athlète très souvent bu paree à 100% blessé lay gën a jege que sax que normal donc il faut ñu commencer modérer ak tempérer seen entraînement yi pour le jour J ñu mën a am jus bu ñu mën a utiliser parce que trop d'entraînement c'est pas tellement bon
il faut que ñuy conserver seen force yi parce que boo sonnee souvent ci ngay gaañoo te wax dëgg yàlla combat bi yàgg na yàggaay boo xamante ne te jaral na ñaari mbir yi jaral boo xamante ne amul kenn ko ci caxaane te ñu ngi ko teg ci entraînement nag. Je disais tout à l'heure que Ama Baldé bi ma ko gis en Europe il était volumineux j'étais pas content parce que man li ma taamu ci athlète mooy vraiment nga sec am ay muscles saillants mën a am répondant mën a dem mën a ñëw mais mbëri fi gis yëpp ñu newi ba 10 bu ñu duggee ki daam gis leen résultat bi muy joxe ñoom ñaan nag gis naa ne presque booy xool sax seen ëppante bariwul te naturellement da ngay war a gis ne Ama moo war a ëpp mais Modou aussi il a fait un travail exceptionnel li tax mu dem ba à presque moins de 2 mois ci combat bi mu dem def benn séjour en France ñëwaat def signature de contrat am waa delluwaat donc téye na combat bi à cœur c'est-à-dire loolu day prouver ne Modou Lo dafa bëgg conserver titre am le plus longtemps possible te loolu moo logique titre boobu nekkul pour ñu nga jël ko dem benn combat ñaari combat ñu daan la da nga koy conserver pour battre le record de Yékini. mais est-ce que Ama am na ay argument pour battre Modou Lo. Ah ben bien sûr chaque ku nekk am nga sa argument quand même parce que Ama aussi il faut dire que c'est un jeune qui monte te en général un jeune qui monte bu ñëw di bëri si day bëree bul faale day bëree maa la mën moom mu mën ci am nag le oui mu mën ci am la non parce que lamb tam booy xoolaat naxante la Modou aussi peut jouer avec son expérience moo ko jiitu ci lamb suivre na ko Ama yàgg na ko topp c'est normal mbër mu ndaw dafay topp mbër mu mag pour àgg ci moom tey gi nag Modou Lo jox na ko occasion bu mun a exprimer woo pour que jox titre roi des arènes Modou Lo aussi bu conserver titre am loolu mooy enjeu combat bi. est-ce que am na ku dominé si bataille psychologique bi si face bi tey. bah tey bataille psychologique bi boo gisee Ama était plus relax était plus tooñkat tu vois Modou nag moom ma nga place am moom boo ko cuqee rek da ngay gis ci kanam gi léegi mu changé ko parce que loolu nature mbër la du dafa bon ou dafa soxor mais mbër moo mel noonu boo ko waxee lu ko xaw a déranger da ngay gis kanam gi xaw a changé te tam Modou aussi c'est un méchant en lutte il est très dur c'est un dur au mal ci làmb. Modou Lo c'était son visage rek day wax ci affaire bu bëre Ama nag bon gis ngeen rek il est tellement confiant Ama est trop confiant fu mu nekk nii te xamoo confiance boobu la moo tax mu am ko mais c'est normal kuy bëre ji war nga am confiance. salaamaaleykum wa rahmatullah. boo doon analyser par exemple ñaari lutteurs yi sur le plan tactique bon c'est vrai que ñoom ñaar ñëpp dañu offensif à souhait alors xeex bi kan lay avantage. bon en fait xam nga ay mbër boo leen di analyser ku ci nekk day analyser yi mu bëre dañuy gis ne li Modou bëre ak li Ama bëre bu ñu xoolee côté bagarre bi dañuy gis ne Ama Modou moo devancé techniquement ci bagarre Ama mais aussi Ama ci biir carrière am muy doog a dugg ci làmb c'était pas ça sa frappe mais depuis contre Malick Niang dafa amélioré frappe am tu vois parce que mbër en général foog nga recevoir des coups de poing réagir après doog a dem jàngi nga gis ne bi muy Tapha Tine il est venu jouer entre la bagarre et la lutte boo ko ci xeex bi il a donné des coups de poing raisonnable ba ni mu sonk jàpp tànk waa ji donc nga gis ne kon Ama amélioré na ci frappe te c'est normal et puis nga gis ne aussi Ama aussi fausse garde la dafa am lu ne ci combat bi loo xamante ne ñaari mbër yi tànk yi ñuy jiital ça peut amener beaucoup de problèmes ñu gis ne Modou Lo il n'a jamais perdu devant un droitier tous les droitiers yi fi nekk dafa leen sax ridiculiser dafa leen di duma doog leen sax daan ñi bëri ñu jiital ndajoor yëpp dafa leen duma doog leen a daan ndax daf ko jubu dama ne sax un droitier la Modou gën a jublu pour bëreel qu'un gaucher Ama aussi lu ne ci kanam mu taxañ ko tu vois ce que ça fait donc ku ne xam na ne bu song di am ci combat bi ñëpp dañuy séntu ne Ama mooy dem song ji Modou Lo bu bagarre di am aussi Modou Lo il est patient Ama aussi mooy déclencher hospitalité yi pour dem xeex ak moom pour dem dal ci kawam bëre ak moom donc gis na kon combat la boo xamante ne séntu nañ mu gaaw lool dëgg yàlla séntu nañ mu gaaw parce que bu tiré à la man daal dama jaaxal sa combat bi gudd. xam nga tax ma. mais Moussa xeex bi nga wax mais maintenant suñ jàppante. waaw ok voilà xam nga ci bi jàppante bi ñoom ñaar dañuy bëri ay gaño Ama dafay dugal loxoom doog a bëree Modou bu dugalee loxoom aussi il est très difficile à manœuvrer donc gis na kon ñoom ñaar jàppante ngeen mën na ci am donc nag man sama mbër bu ma ko yewalee muy bëri ji dama koy aayuñ jàpp si ngeen moom ndax jàpp ngeen dafay lëndëmal bëri da ngay bëri ko lu mën fopp koo mën fopp mun siix sa gaño doo ko mënal ñaar dërëm parce que jàpp na sa gaño maanaam bloqué na la immobilisé na la te nag bu ñu dee wax affaire xam nga làmb ji boo booy xool man su ma gisoon ma demoon ci làmb ji ba gis ñaari mbëri sumeeku mun naa ne diw ëpp doole xam nga mën nga waaw foog ñu sumeeku nag
xam nga fi ne ñoom ñaar ay grand bu lañ sol bu ñu ñëwoon sax daf yu mbër sol t-shirt sol blouson nga mën a xool blouson yi nangam mais grand bu lañ sol daal mais nag ñun comme que am nañ nation tuuti ak pratique nañ sport bi bu ñu xoolee visage dañuy xam visage yu pare seen kanam yi daa wow te nag day gën a wow parce que actuellement nii des na quand même des na benn weer boo xamante ne contact yi dina bëri boxe bi dina bëri musculation bi dina néew tu vois dinañ perdre beaucoup de graisse te loolu lu baax la ci athlète le grand professeur grand entraîneur Ambroise Sarr dafa ne boo nekkee 110 kilos di préparer combat fexeel ba da nga àgg ci combat ba perte benn 5 kilos daf lay jox gaawaay te daf lay jox aussi condition physique. kon nag mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan sur la TMS TV tey liñ naan lu xumbu tas gis ngeen tey scène bi ni mu mel léegi ñi ci toogoon dem nañ ñi ci toogoon ñan la mooy promoteur Luc Nicolaï ñi ci toogoon ñan la muy ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo war a bëre le 13 mars ci stade arène nationale muy ki nga xam ne mooy Modou Lo ak Ama Baldé dégg nga nag tey wax yi ñu fiy yëkkati ci ay kaddu maanaam kaddu tëkku am na fi kaddu mbalag aussi am na fi mais loolu yëpp ci sportivité ndax combat bi ñu bari dañ doon face à face bi du am ndax programmé woon nañ ko seen TV amul ñu programmé ko arène nationale amul tey yàlla def nit li ko lay indi ko fii nga xam ne nii moom mooy EDK bi nekk Yéba ci dëkk ci commune bu Sébikotane fii la ko indi tey mu am nag un dispositif de gendarme bu impressionnant mais li tubaab di wax tout est bien qui finit bien ñaari mbër yi ñëw nañ saafonte nañ waa làmb ji ñëw nañ le président du CNG ñëw nañ ñoom ñëpp ñëw nañ vraiment waxtaan nañ weccante nañ ay kaddu dégg ngeen léegi réaction Moustapha Gueye donc defe naa ne le rendez-vous ce sera pour le 13 mars aux arènes nationales entre Modou Xarañ Lo ak Ama Baldé pour le combat royal. Alors télévision bi nga xam ne nii aussi muy la TMS TV kan moo ko dirigé muy le roi de la médecine traditionnelle muy Alaaji Thierno Moulay Sow di leen jox dig daje ci yeneen émission ak la TMS TV à très bientôt.